الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وخلفاء الراشدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. mbokku jullit yi ñu ngi ñëw dellu si waat ci guddi àjjuma bi tombeek tey la ñeenti fan ci weeru mars 2021 muy ñaar fukki fan ci weeru rajab 1442 hijriyan. tey dañuy wax rek ni guddi àjjuma bi dafa ala daaw me parce que tey moom daf ñoo fekk gaal seen ba pare ñu waroon def les sourates avec sigle waaye dañuy tëb rek parce que eggaguñu ci fi ñu jëm nii mais dañuy def benn jéego rek dem ci suratu yaasin xoolu alxuraan waaw ñuy wax rek suratu yaasin elle a été révélée à la Mecque sauf laaya ñeent fukk ak juróom waaw boobu ça a été révélé à Médine waaw ñu def rek comme ni ñu daan def rek ni ñu daan baaxoo di def pour ne pas déroger à la règle ñu jukki ko waaw dañ koy jukki rek comme ça soog a nag dugg ci saar bi baax auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim wa izaa qiila lahum ndéem waxeef na leen mooy bu ñu leen waxee taqu ragal leen maa bayna aydiikum wa maa xalfahum ragal leen li nekk seen kanam ak li nekk seen ginnaaw loolu c'est par rapport àddina bi ñu nekk nii ak yawmal qiyaama bi leen di bi xaar waaw moo tax mu ne li nekk seen wa maa xalfahum wa maa xalfahum waaw aydiikum waaw maa bayna aydiikum wa maa xalfahum waaw mooy le présent et le futur rek mu wax ni la'allakum ngir yéen turhamuuna yàlla yërëm leen waaw bu ñu leen quand on leur dit de craindre de redouter le Seigneur de redouter les peines de ce monde et de l'au-delà ce sera en vain car tout cela pour obtenir la miséricorde divine waaw mooy rek bu ñu leen waxee nañu ragal jafe-jafe yi nga xam ne moo leen di xaar yawmal xiyaam waaw du am benn njariñ parce que tamit mu ngi noonu pour ñu am rek yàlla yërëm leen waaw ñu tàmbali saar bi rek ci bismillaahi rahmaani rahiim yaasiin waaw balaa ñuy sori dañuy indi rek xadis bu wax ci yaasiin waaw xaala ruwiya tirmizi waaw jëleef na ci tirmizi an anas mu jëlee ci anas radiyallahu taala anhuma xaal la mu wax xaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni inna li kulli shay'in xalban nee na bépp mbir boo gis rek am na xol waaw te nee na wa xalbul quraan te xolu alxuraan nag nee na yaasin waaw moom mu ko wax xam nga du waxtu waaw moom du wax ngir bakkenam waaw maa yantiqu anil hawaa in huwa illaa wahyun yuuhaa waaw yàlla koy waxloo waaw kon nag bu waxee ni xoolu alxuraan mooy yaasin waaw ñun moom dañuy xam ni dëgg la waaw dañuy xam ni dëgg la waaw moo tax rek mu wax ni wa man xaraa képp koo xam ne jàng na yaasin nee na kataballaahu lahu yàlla dina ko bindal ñeel kooku noonu bi xiraatihaa ci jàng boobu mu jàng xiraatul quran ashra maratin waaw dina yàlla dina la bindal tiyaaba ku jàng fukki yoon kaamil bi benn soritu yaasin boo ko jàngee jàppal ni am nga fukki kaamil te loolu tuutiwul waaw moo tax rek ñu tàmbalee wax rek yaasiin xam nga sigle la mooy si les sourates avec sigle ci lañ nekk waaw léegi wal quraanul hakim waaw nee na alxuraan bi nga xam ni dafa fees dell ak xikma waaw nee na innaka ni ki yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la minal mursalin man maa la yónni lii c'est par rapport à si suratu Rahd ci genn nga bañ koy wax lasta mursalan doo benn yonent ndeysaan mu metti ko yàlla ne ko nag yaasiin wal quraanul hakim innaka la minal mursalin waaw ala siratin mustaqim te dangaa nekk ci yoon wi nga xam ni la droite voie yoon wi gën a jub xocc ci nga ne waaw
tanzilul nee na tanzilul yàlla moo wàcce alxuraan al aziz ki nga xam ne aji not la ci nguuram seen maam Abdou Salaam seen turando noonu la ko daan waxee waaw al aziz ki not ci nguuram waaw al hakim ci teg bépp mbir fu muy yàlloo tëdd waaw moo tax mu wax rek rahim ki nga xam ni mooy aji yërëm képp ku mu soob ci yowmal xiyaam li tunzira nee na li ma lay yónni pour li tunzira pour nga xupp waaw maa unzira ñoo xam ne kenn xupp leen woon mooy c'est-à-dire kenn avertir loolu woon abaahum seeni baay waaw fa hum ñoom gaafiluuna ils étaient insouciants mooy bàyyiwuñ ci xel xamuñu waaw la xadd xaqal xawlu nee na walay tàbbi na alxawlu wax alal aksarihim li ëpp ci ñoom mooy woote bi ñuy yàlla di wax yonent bi na woo nit ñi ñu jaamu ko mu kenn tegu ci saata mustaqim nee na loolu egsi na ci ñoom waaw fa hum ñoom laa yuminuuna gëmuñu waaw nous avons parlé des sigles qui se trouvent au début de certaines sourates waaw sigles yi nga xam ne dafa nekk ci certaines ci lenn ci sourates yi dañu nekk ñaar fukk ak juróom-ñeent te ñaar fukk ak juróom-ñeent boo ko wëlbatee c'est 92 c'est le poids mystique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam miim xaa miim del boo ko boolee def le total ça te donne 92 voilà moo tax d'après Ibn Abbas Yaasin dafay signifier yéen doomu aadama yi waaw yéen doomu aadama yi interprétation bi tamit noonu la ko soutenir Ben Zubayr waaw Ben Zubayr moom it dafa d'accord ci Ibn Abbas wax waaw nee na moom da ca yokk sax ne loolu mooy le sens waaw mooy yéen doomu aadama yi en langue éthiopienne waaw mais aslam moom dafa avancé ne dafa ça renferme un des noms sublimes de Dieu Yaasin dafa am turu yàlla bu ne ci biir buñ ci dëxañ en tout cas ñun mënuñu wax ni Ibn Abbas ak Zubayr la ñu wax nekkul ñemeñu ko sax nag waaw mais ci suñuy réflexion ci suñuy gëstu gis nañ ñun suñuy réflexion ci aslam bi la gën a jege parce que Yaasin boo ko dilaatee daf lay jox yaa muy 10 jox la alif muy 11 jox la siin muy 300 jox la yaa encore muy 10 jox la nu muy 50 boo ko boolee ça te donne 371 te 371 mooy yaa salaam kon aslam loolu mu wax noonu am na loo xam ne moo ci gën a jege wax dëgg yàlla am na non différent waxuma benn non différent sax mais am na yeneen parce que 371 tu prends 3 plus 7 plus 1 boo ko boolee mu jox la 11 tur yàlla la c'est la lumière divine moom mooy huwa turam la parce que ci biir alxuraan huwa lazi nangam huwa laahu lazi nangam turam la voilà te huwa boobu tey jii nii boo jëlee xaa moo lay jox 5 nga jël waaw mu jox la 6 xam nga ni ngay lire de droite vers la gauche bu fekkee arabe la ak alxuraan mais yeneen langue yëpp nag ça se lit de gauche à droite vers la gauche arabe kese yi ci des yëpp nag de la gauche vers la droite moo tax huwa boobu boo ko lire de la gauche vers la droite ça te donne 65 mooy dayaan te loolu tur yàlla la encore gis nga ko moo tax du benn tur yàlla moo ci nekk mais yu bari la voilà 65 mooy dayaan mooy ki nga xam ne dafay abale waaw day leble day abale du maye yàlla moom du maye da lay dénk rek pour un certain temps day jékki-jékki gis muy nangu nànk noonu la voilà moo tax rek nee na le livre de la sagesse waaye téere bi nga xam ni moo fees de la xikma c'est un livre fondamental exemple de tortuosité mooy amul dëng amul lu ci dëng déedéet ku weddi laajal kooku français boobu ñu koy waxee di sax te mu tuub waaw mu bind le Coran la Bible et la science waaw maa ngi fàtte turam mais kooku toog na ak di xool alxuraan di ko wëlbati fu ne pour xool ba xam dina ci gis contradiction gisu ko ci après ci la parce que xamoon na ni du ko gis sax waaw mais ci la tuub
waaw moo tax waaw amul erreur téere bi amul erreur parce que c'est Dieu qui parle yàlla du juum comme ni ko wolof di waxee du juum du jaawale waaw moo tax y a pas d'erreur dans ce livre waaw moo tax léegi nag mu ne pour que tu rappelles un peuple insouciant waaw dont les géniteurs n'ont pas été avertis waaw dont leurs géniteurs ont été avertis bien sûr waaw Ibn Jarir wax na ni yàlla dafa juger d'avance ni ñii nga xam ni duñu gëm mukk jàll ngay sonn duñu gëm dañuy révolté wu contre le message d'abord et le messager waaw moo tax yàlla wax inna ja'alna def nañu fi axnaaqihim ci seen loos yi axlaalan ay gax mooy lan mooy carcan loo xam ne ni dañ la koy chaîner autour du cou comme ni ñu doon def pendant l'esclavage ku ne gis na ni ñu doon def nit ñu ñuul ñi waaw chaîner seen tànk seen loxo yi jël seen baat yi chaîner waaw loolu mooy gax mooy carcan waaw nee na fahiya moom seen loos dafay nekk ilal asxaani c'est-à-dire carcan yooyu dafay wàcc ba ci seen sikkim waaw fahum ñoom muhmahuuna seen bopp day taxaw direct waaw du ñu mën a yëngatu xool ni gauche ni droite duñ ko mën ni devant ni arrière duñ ko mën parce que gax boobu ñuy enchaîné ci seen loos waaw wa jaal naa ñoo def min bay na ay dihim ci diggante seen loxo ay dihim seen loxo lay kii mais seen diggante ñoom saddan wala suddan boo wax baax na nee na wa min xalfihim saddan waaw seen kanam yàlla def ci benn mur wa min xalfihim seen gannaaw mu def ci tamit benn mur fa axshaynahum mu muur leen waaw mu muur leen c'est-à-dire muur seen xel waaw fa hum ñoom laa yubsiruuna dootuñu gis waaw c'est-à-dire dootuñu gis lan duñu gis dëgg loolu leen wax tamit ñu lànk waaw duñ ko nangu mukk waaw te yàlla ko def waaw noonu moo tax buur bi wax ni seen sort c'est déjà décrété ñooñu noonu waaw les misérables les damnés de l'enfer nee na des chaînes autour du cou qui leur arrivent jusqu'au-dessus du menton waaw seen bopp yi jub xocc waaw du ñu mën a gestu ni droite ni gauche ni avant ni en arrière waaw xam nga loolu metti na waaw moo tax waaw min bay ni saddan waaw moom lay wax rek ne min xam saddan dafa tekki ni nous les avons enfermés entre deux murs waaw entre deux murs c'est-à-dire benn barrière seen kanam benn barrière seen gannaaw pour wane ñoom du ñu rëcc fenn waaw pour que ñu bañ a appréhender la lumière waaw mur yooyu day tax duñu mur yooyu lëndëm lay créer entre eux te duñu gis lumière mukk waaw moo tax léegi nag pour ils vont s'enfoncer dans un égarement abyssal mooy dans réer goo xam ne gii dafa profond day xóot ba nga xam ne duñ fa mën a génn mukk waaw moo tax nii la seen cas ñëwee encore ci suratu Yunus sura 10 verset 96 ak 97 day wax ni inna lazina war na gaa yi nga xam ne xaqat alayhim kalimatu rabbika ñi nga xam ne tabbi na alayhim ñoom kalimatu rabbi baatu borom bi waaw mooy yónni yonent yi ak téere yi rek waaw nee na laa yuminuuna duñu gëm waaw mooy 96 walaw jaathum donte dikkee woon na leen kulla ayatin ci bépp kéemtaan nee na xattaa yarawul azabal alim nee na duñu gëm ba ñuy gis mbugal ma di agsi du tax ñu gëm waaw loolu lay bëgg a wax waaw sawaanu alayhim moo xam alayhim ci ñoom a andartahum nga xupp leen am lam tunzirhum wala nga ñàkk leen xupp laa yuminuun waaw mooy nga avertir leen wala nga ñàkk leen avertir du ñu gëm innama li fi nekk tunzira dina xëpp mani taba zikra ki nga xam ne mën nañ koo xëpp mooy ki nga xam ne topp na zikra mooy lan mooy le rappel mooy alxuraan waaw wa xashiya rahmaan mu ragal borom bi la crainte révérentielle waaw ragal borom bi dëgg ragal waaw boo tax muy wax rek yaa ayyuhal lazina amanu taqullaah haqqa tuqaatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun ragal leen yàlla dëgg ragal bu leen dee mukk te fekk jébul leen ci borom bi moo tax mu wax rek ne wa xashiya rahmaani bil xaybi mooy fépp fu ñu nekk rek même bu ñu nekkee en secret sax dañ fay ragal borom bi waaw
ça veut dire mais duñ ko gis parce que moom it nag bët du tegu ci moom waaw la yudrikul absaar wa huwa yubdil absaar wa latiful xabiir waaw nee na fa bashiruhu nee na nga bëggal kooku noonu bi maxfiran ci njëggal wa ajrin karim yool bu màgg màgg bon dañuy wax ci à propos de yool bu màgg mooy da ngay non seulement da ngay dem àjjana mais yàlla daf lay woon jëmmam te loolu moo dàq àjjana parce que yàlla énigme la kenn xamul kenn mënu ko melal laysa kamislihi shay'un kenn mënu ko melal kenn xamul nu mu mel voilà kenn xamul fu mu nekk waa il est mu ngoog kenn mënu mu ngoog voilà nee na inna naxnu waaw nee na ñun naxnu nuhyil mawta mooy ñun ñooy dekkal aji dee waaw wa naktubu mu ñooy bind maa xaddamu li nga xam ne moom la tàmbale woon ba muy juddu ba keroog wa asarahum ak ba keroog muy dugg ci suuf waaw ba mu demee ba ñu tëgg ko jëf xam ni il est majeur la mu fa def loo xam ne dañ koy bind nee na loolu mu ngi fii fii nee na wa kullu shay'in bépp mbir yooyu yëpp nag ahsaynaahu ñoo ko comptabiliser fii imaamin mubiin ci benn guide guide boo xam ne dafa biir waaw mooy lawxul mahfuuz mbiru doomu aadama yëpp nga fa lépp bàyyiwul dara waaw imaam imaam mu bind daal mooy le tableau informatisé waaw bi nga xam ne mbiru doomu aadama yëpp nga fa waaw le messager sallallahu alayhi wa sallam yàlla ñu yàlla yokkal ay leeram dafa wax ni képp koo xam ne invité nit ñi ñu jaar ci yoonu njub nee na kooku dina am récompense boo xam ne dafay équivalente à celle de tous ceux qui l'ont suivi képp koo xam ne topp na yoon woowu yool boobu ñooñu di am moom tamit day am yool boobu waaw nee na ki nga xam ne nag dafay woo doomu aadama yi ci safaan nee na moom it dina am lu ni toll waaw lu nit ñi am ci safaan rek moo am lu ni toll waaw loolu rapporté par Muslim waaw hadis bi war na tax képp kuy wax nit ñi rek nga wax leen loo xam ni buñ ko defee duñ ko rëccu ëllëg waaw moo tax it képp ku def safaan bi danga koy bàyyi ak borom bi subhanahu wa taala waaw parce que c'est le seul juge yow doo ko juge yow doomu adama waaw hadis bi bu corroboré bële waaw mooy bi dëggal bële bi ko jox doole maanaam bi koy dëggal waaw te dëgëral ko waaw dafay wax xaalal sallallahu alayhi wa sallam wax na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ida maata ibnu adama nee na doomu aadama bu faatoo an xataa dina dog amaluhu ay jëfam illa min salaasin ndara ñett rek moo dul dog mais yi ci des yëpp dafay dagg dootu bokkatul nee na min ilmin yuntafiu nee na xam-xam boo xam ni nit ñi di ci jariñu bii waaw nee na nit ñi di ci jariñu boobu moom du dog waaw aw waladu saalihun nee na doom bu yiw bu sell waaw yaddu uhu lahu di ko ñaanal fu mu toll waaw moo tax ku nekk rek war ngay ñaanal say waajur foo toll waaw aw sadaqatin jaariyatin waaw sadaqa jaariya moom dafa yaatu waaw booba gasee teen nit ñi di ci root noonu la nga tabax école nit ñi di jàng noonu la nga tabax dispensaire noonu la hôpital noonu mu ngoog yooyu daal mooy sadaqa jaariyati mooy sadax boo xam ne dafay daw mooy du taxaw waaw parce que boo demee yow wala xeem sax dala fay fekk waaw min baax di si gannaaw loolu rawaahu Muslim الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت افعل ما شئت وكما تدين تدان والعاقبة للمتقين في أمان الله